di nuyu sama borom kër El Hadj Tafsir Diarra ndax lépp moom la bu ma nee woon toogal ci kër gi damay toog ndax dama dégg ndigal kon yal na yàlla guddal fanam di nuyu sama doom sama xarit sama leader mooy sama maire duma tàyyi di ko wax di ko ñaanal rek le 23 janvier mu dégg wii ñu teg ko ci siège bu mairie ba ginnaaw bi ma ko nuyoo ba pare xam naa ne daf ma dugal kër goo xam ne dama ko miin lool ñuy ay partenaire tey jii bu ma amee fit sañ-sañ ñoo ma ko may muy IMSEC biñ ma jubalee foofu dama sant yàlla ndax dama leen ñeme ñu xam ma ñi ngi nuyu sunu directeur monsieur Thiongaan di nuyu Mor Khoule dafa am xat-xat di nuyu nag Moussa Ndiaye monsieur Ndiaye di ko ziar muy sunu chef d'agence bi nga xam ne jigéen ñëpp ci loxoom lañ ko teg di nuyu sunu ki nga xamante ne moom la yàlla def ñu boole ñoog moom muy Mahfouz mu nekk fii IMSEC marché Wakam ba mu fi ñëwee ba tey dara ñaawul di nuyu monsieur Seck moom moo nekk Liberté 6 kon man monsieur le maire fi ma dugal dama ko ñeme damay sant yàlla biñ ma boolee ak waa IMSEC ndax foofu sama kër la IMSEC ku ne xam ne xeex na ndóol jàppale na jigéen jàppale na góor jàppale na ndaw kon nag monsieur le maire dañ lay santati rek di la gërëmati ci bi nga demee andi ñi nga xam ne ñun ñoo bokk kër bokk yoon ñu ñëw fas yéene gunge ñu te incha allah dara du ci ñaaw gàcce doo ko ci am ndax ñoom boo jubee rek ànd ak ñoom ba faw boo dëngee nag doo mën a ànd ak ñoom ndax yokkute jigéen ñi moo leen fi teg di nuyu nag coalition PS ak Victor ñi nga xam ne boobu ba tey ñu ngi ci waar bi dañuy toll foo xam ne duñu lim bu ñu limee dañuy juum mais professeur Babacar Sarr ñu ngi koy nuyu di ko ziar ak coalition bi yépp di nuyu responsable yi nga xam ne ñu ngi sunu ginnaaw day am foo toll foo xam ne duñu lim groupement yépp ñu ngi leen di nuyu groupement de femmes yépp ñu ngi leen di nuyu ñi nga xamante ne ñoom monsieur le maire moo ma boole woon ak ñoom ne ma tegal leen ay calebasse boobu ba tey ku ne xam na ne duma topp ci caravane bi maa ngi liggéey ñoom ñëpp ñi ngi fi teew responsable yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax ne rek lépp loo di xam ne calebasse bu ma fa samp muy kees gi di carnet yi di big yi règle yi moom moo ma ko jox ne ma demal samp fii kon xanaa kooku bëgg na ñu organiser wu ñun femmes yi bëgg na ñun femmes yi ñuy bañ di taxawaaluti te xam na liñ naan wokkatu bu tasee gestu ndax IMSEC foofu la gën a mënee ñi nga xam ne dañu organiser wu former ay calebasse bu ñu ñëwee nekk ak ñoom ci calebasse yi lépp day yomb ñu ngi tàccu di fecc naan 100 millions monsieur le maire merci beaucoup ci 100 millions yi waaye boo jàppee IMSEC di nga joxe 500 millions yi nga xamante ne femmes yi dinañ ci liggéey
te boo leen jàppee ñoom ñii gëm naa ne di nga romb foofu ak ñoom ndax dama leen xam moo tax dama kontaan ci ñoom dama sant yàlla liggéey bi dafay oyof kon nag jërë ngeen jëf nuyu naa ñëpp ziar naa ñëpp dañuy gàttal ndax dafa guddi may wax ne rek duma ñëw toog fii ku ne xam na ne ñu ngi dox boobu ba tey fii ñëpp ay responsable lañ ku ne am nga carte électeur liñ koy wax rek kenn ku ci nekk am nga doom am nga mag am nga rak nañuy campagne ci kër yi jeex na ba pare bala 23 ñu jugal sunu monsieur le maire teg ko ci siisu mairie ba ndax mérito na ko ndaxte moom ku yërëm jigéen la ku fonk jigéen la gis ngeen lim fi def la mu diggee woon ak ñun yëpp teg na ko sur la table joxe na 500 bourses fu ngeen dem porte à porte ku ci nekk ñu ngi naan xamuñu ko de waaye doomam moo tax ndax dafa may sama doom bourse ba xale yi commencé nañ jàngi permis yi ba mu ko waxee da koo def financement yi ba mu ko waxee da koo def mi ngi nii tegu calebasse yi ba mu ko waxee da koo def kon li ñu desoo ak moom ay gor lañ duñu ay jaam ku ci nekk na def te yàlla tax te gëm naa ne am na ñoo xam ne sax duñ ko gis dañ naan man madame Diarra dama bëgg Victor xawma lan la kooku yàlla moo koy def kon nañ ko ñaanal yàlla rek seen doom la ñu dugal ko ci biir mairie ba te buñ ko defee duñ ko réccu benn yoon jërë ngeen jëf di leen jéggalu nag ci xaar bi xam naa depuis suba yéen a ngi fi waaye dafa fekk rek ñu nekkoon ci ay programme yu bëri ñu ngi nuyu Victor ñu ngi lay nuyu di la gërëm di la sant di beral nuyoo suñu jigéen muy madame Diarra Aminata Diawara pour jigéen ñi fi nekk IMSEC du gan ci ñoom damay wax ne soo leen gisee ñu sawar fu mu ñu woo ñu fekk ko fa ñu nax moom du tey démb la depuis 2018 su ma juumul la ñu yàlla boole ñuy liggéey ak moom mu nekk jigéen bu jàmbaare yor ay calebassam di def li ñuy tuddee transformation fruits et légumes et céréales locales di organiser femmes yi di wax ak ñoom di jëm ak ñoom ci développement di def ay formation régulièrement bi ñu yàlla boolee ba léegi nag ñu sekk ay financement parce que dafa fekk li Victor wax rek moo ci am état mënul lépp te ñun IMSEC dañu ne naam dañuy financer ñëpp mais dafa am lu ñu gën a ñor li ñu gën a ñor bokk na ci li mu tuddee li mu wax sànq rek mooy l'autonomisation économique de la femme autonomisation économique de la femme nag ñëpp a ngi koy wax mais day baax parfois ñu leeral ko parce que dañoo jàpp ne Sénégal képp ku ko bëgg a développer war nga fexe jigéen ñi ku ci nekk am ci looy yëngatu nga fekk ko fa accompagner ko mu mën di liggéey di indi ci njaboot bi parce que ñoo yor kër yi ñoo yor jox xale yi ñoo yor dépense ñoo yor lépp kon IMSEC dana ñooñu képp koo xam ne bëgg nga développement ci dëkk bi da nga leen war a jàppale pour seen activité gën a avancer gën a sukkaliku ñu ne waaye de jël ko jox ko benn nit amul njëriñ du développement nañu seeti femmes yi nga xam ne ñoom dañuy nekk ak jigéen ñi di leen jàngal liggéey ñuy def transformation di leen accompagner ñuy gisee régulièrement ma ne ñu ne ñooñu nañ dem ci ñooñu lëkkaloo ñoom liggéey ak ñoom di leen financer ñuy financer seen femmes yooyu ñuy dugg ci dëkk bi di liggéey di yóbbu seeni kër. ñu ne loolu doyul de y a l'aspect de formation naa Victor su la yàlla tegee ci mairie beex jàmm ñun dañoo gëm ne aussi liggéey kese doyul ñu ne nañ leen di former parce que xaalis neex na waaye est-ce que mu ngi jëriñ jigéen ñi ñu ne nañ leen jàngal nan la ñuy yoree xaalis li ñuy tuddee éducation financière ba ku ci nekk su yoretee xaalis mën ko téye ci loxoom
bañ ko yàq mais def ko ci activité mu amal ko njëriñ parce que nag ay millions yu bari dugal nañ ko ci dëkk bi waaye soo fa demaatee mel ni dugaloo dara parce que dañ koy jël di ko dugal ci social bañuñu nag ñun ñëpp ay sénégalais lañ mais baax na nit ñi xam ne liggéey yi xaalis bi ñu leen jox pour liggéey la soo ku ci am bénéfice nag lu la neex nga def ko ci mais lii ëpp solo mooy sa fonds de roulement bi nga yor suñ la ko lebalee nga fexe di ko liggéeyee mu jëriñ la kon ñun Victor ñun tam formation lu ñu amal njëriñ la leneen li ñu ñor mooy dañoo bëgg di bay di dundee moo tax ñii di def transformation seen programme intéressé ñu yaakaar naa ne récemment rek le DG wax ne ku mel ni Collé Diawara ak madame Bigué bëgg na leen gis pour def benn programme de formation yu jàngal jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci li ñuy wax réseau IMSEC Dakar parce que ñun ñi ñuy liggéey yëpp dañoo am benn réseau ñu def ay formation en transformation fruits et légumes céréales locales liy yéene bi nag mooy ñuy consommons local li madame Diarra di def su ko defetee ba pare nit ñi jënd ko consommer ko lekk ko loolu mooy développement defe naa loolu tam mooy vision bi parce que mun ñuy continuer lépp lu ñuy dundee di ko jëlee ci àll ba loolu mooy suñu milliards yi ñuy liggéey yëpp dañ koy jëlaat rek jox ko tubaab yi kon vision bi fa la nekk di wax nag ci wàllu développement ci wàllu financement je pense que bi ñuy mujjee financer madame Diarra mi avant muy lëkkaloo yow parce que moom xaarul daf ci xaarul kenn moo tax soo ci jàppee dañ ciy gën a am yaakaar rek yaakaar naa demoon nañ ba ci ay 75 millions ñu dugal ko ci jigéen yu jàmbaar yi kon tey suñ nee sax 100 millions lañ koy jox man dama jàpp ne war na mën a ëpp loolu ñun daal li ñuy wax mooy képp ku ànd ak madame Diarra soo ñu fëggee loo ñu laaj fu mu ñu wax ñu jox ko parce que loolu lañ gis ci moom kon ñu jeexal rek ñu lay rassurer Victor xam ne femme bu jàmbaare nga àndal en tout cas ñun référence la ci réseau des femmes bi nga xam ne IMSEC da ko créé te dara tax ko jóg pour regrouper femmes de développement yëpp ñu ànd ak ñoom di liggéey di leen accompagner di leen financer di leen defal ay formation pour li ñuy wax rek ñu mën a am li ñu tuddee autonomisation économique de la femme IMSEC looloo ko ñor may wax ne rek beneen bi ndax dégg naa ko sa programme yi entrepreneuriat des jeunes aussi daf ñu intéressé moo tax ñu ngi wàcc xam naa suñ ci jógee ay produits yoo xam ne dañ koy déjee jeunes yi kese ndax jeunes yi aussi pàcc bu am solo la ci population bi donc loolu tam suñ ci tolloo rek incha allah luñ ci mën a liggéey rek ñu ànd ci liggéey du ma terminer nag lu dul ñaanal la ndax dégg naa programme bi gis naa ci yeneen volet yu am solo ñu ngi lay ñaanal yàlla na la yàlla may nga mun koy yeggale yéene bi nga am Wakaam yàlla na la ko yàlla may nga mun koy yeggale ak sa sago ànd ko madame Diarra ak IMSEC ñu financé femmes yëpp ñu dem liggéey bi fi may jeexalee nag damaa wax ne Mahfouz Diallo laa àndal xam naa loolu laa waroon commencé moom moo nekk Wakaam moom moo toog na le yor tiset bu orange bi liggéey bi ñuy liggéey ci wàllu financement yëpp moom moo koy def moom mooy def lépp ndax suñu xësee joxe chèque bi ba pare tout ce qui est des questions techniques moom ak madame Diarra ak jigéen ñoo koy ànd def ko te defe naa moom pare na xam naa suñu semaine bi jeexee rek incha allah war nañ mën a commencer nekk ci liggéey bi pour financer femmes yi maa ngi ànd ak aussi monsieur Seck moom mooy le responsable de guichet de Liberté 6 loolu yëpp agence bi la pour won rek dayo bi nga xam ne événement bi ñun jaral nañu ko di fàttali nag ne sama directeur xëj na moo fi waroon ñëw mais madame Diarra xam na démb Victor gisante nañ parce que ñun duñ def lu ko ëmb dafa am urgence moo ñëwul mais aussi mu ngi leen di nuyoo di la wax ne li mu wax incha allah su neexee suñu borom
dara du si deñ madame Diarra ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm mbooloo mi fi toog ñëpp di wax ne en tout cas ñun kontaan la si ñun à chaque fois moom su organisé ñu fekkee ko parce que jàmbaar la ñu ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal collaboration bi nga am ak Victoire ak IMSEC yàlla na ñoŋ je vous remercie merci. merci beaucoup mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp di kontaan ci seen teewaay fii suñu nuyoo mbooloo mi ba pare nag ñu jël nuyu bi teg ci suñu partenaires yi mooy l'institution financière IMSEC représenté ici par monsieur Seck Moussa Ndiaye ak seen directeur général ne leen que kontaan nañ ci ñoom bu baax a baax pourquoi kontaan nañ ci ñoom liggéey bu ñuy def état la waroon mais comme état dafa diis ñoom ñu ne dañuy accompagner l'état accompagner les femmes ci seen autonomisation yàlla def à Ouakam ñu am ay femmes yu jàmbaare ay femmes yu yàgg a liggéey ci développement ci kuppalu madame Diarra avec GIE ànd booloo liggéey jóg na femmes Ouakam yépp am nañu ambition bu ñu paree ci élection yi organiser leen en fédération des femmes de Ouakam ni ko madame Diarra waxee bii pas indi nañu tey 100 millions francs CFA pour jox ko suñu yaay suñu maman yi ñu mën a continuer seen activité génératrice de revenu pour mën a suqali kër yi bu ñu suqalee kër yi suqali Sénégal suqali quartier yi suqali Sénégal ñun ci suñu programme dañu wax ne suñu priorité c'est les jeunes les femmes et les quartiers yàlla def ñu indi fi 500 bourses jox ko les jeunes parce que jàpp nañu ne njàng moo yor réew ñu ne xale yi bu ñu amee formation bu baax suba dinañ mën a tekki dimbale seen bopp dimbale seen waajur dimbale kër yi dimbale réew mi am nañu naan sax xëy na pour ñoom xamuñu utilité bi te pour ñun suñu vision duñu ne la bourse c'est un luxe mais c'est une nécessité pour ñun parce que dañ jàpp ne c'est de l'investissement sur l'être humain nit ki foog nga def ci moom dara pour suba mu mën a produire quelque chose bourse yooyu école bu mel ni ENSIP Dakar école reconnue par le CAMES benn bu ne boo ko xaymaa au minimum ça fait 2 millions par le cycle muy première année ba deuxième année ba licence wala master 1 master 2 par cycle que suñ defee loolu ba pare ci ndaw ñi ñu ne suñu maman yi aussi il était important ñoom ñi nga xamante ne dañ nekk ci yoon nekk ci avant état di ñëw avant ñu ñëw avant kenn di ñëw ñoom ñu nekk di daanal seen bopp seen doole di créer seen activité à côté quartier boo gis am nañu seen calebasse yàlla def ci suñu pré-campagne d'abord parce que on a fait le tour de Ouakam ñu ñëwaat ci campagne bi defaat calebasse yu bëri fépp fu ñu jaar ñu ne leen organisez-vous soo leen organiser dinañ leen créer benn GIE bu ñu leen créer les GIE dinañ leen créer ay projet bu ñu leen créer ay projet dinañ leen dem wutali financement boobu tey moo yegg si ñu ne dañ leen di jox 100 millions pour un début pour ñu mën a tàmbali seen activités yi madame Diarra wax na ko suñu xel dal na parce que xam nañu ñan lañ amal tey affaire xam nañu ñan lañ ko jox di rassurer aussi suñuy partenaires yi di délégation IMSEC di wax ne fii di ngeen xam ne ay góor ngeen ko sekkal ñi ngeen ko jox dinañ ko teewee dinañ fexe ba lépp ñu matee ko bu soobee yàlla ñu liggéey ci liggéey yu am solo ba delloo ko remboursé ko ba ñu mën ti jox yeneen sénégalais affaire bi mën ti law ba déwén bu ñu soxlaa ñu mën a jege ci 100 millions dem ci 500 millions wala 1 milliard.
ci suñu programme aussi vision bi ñu ci am si l'autonomisation des femmes nee naa leen suñu programme jigéen ñi dañ ci am part bu am solo malgré manquement yi bëri Ouakam yëpp wax nañ ko muy assainissement bi nga xam ne priorité la si ñun assainissement Ouakam nee na mooy suñu priorité numéro 1 stade bi pour les jeunes priorité la si ñun mais dañu ne bu ñu defee priorité yooyu yëpp aussi la maison de l'émergence des femmes ici à Ouakam c'est une super priorité pour notre groupe ma bamtuwaat ko la maison de l'émergence des femmes bu ñu yàlla mayee ndam balaa at bi jeex dañ ko tabax fii à Ouakam pour suñu famille mën a continuer di fa exercer seen activité man ko gën a continuer di liggéey loolu mooy tax fédération des femmes bi ñuy ñëw di créer après gën a am ay mécanismes yoo xam ne ñoo koy accompagner ñu mën di fa defee seen activités yi parce que xam nañu ne dootuñu xëj ci kër moo tax ñu leen di tabaxal ab siège bu mag fii si biir dëkk bi loolu yëpp suñ ko def mooy li ma wax sànq si njëlbeen ba parce que suñu vision ñun dañ jàpp ne maman yi dañ ci am solo te si ñoom lay commencé si kër yi commencé ci terroir yi pour mën dem ci biir Sénégal bu loolu weesoo aussi si réew mi am nañ fi ci commune bi beneen vision boo xamante ne mooy soppi Ouakam yeesal ko d'abord parce que dëkk bi dafa yàqu à l'instant may wax ak yéen Ouakam amatul hôpital si dëkk bu mel ni Ouakam plus de 125 000 habitants à l'instant may wax ak yéen Ouakam amul benn tali bu baax Promoville dem fu ne ci Sénégal ba mu des Ouakam à l'instant may wax ak yéen Ouakam xale yi amuñu fu ñuy fubalee à l'instant may wax ak yéen kër gu ne chaque weer di nga fay 30 000 wala 60 000 ñuy poser la question à savoir suñu budget fan lay dugg ñu ne xëy na ñu jiite xamuñu lu leen tax a jóg xamuñu lu leen jox ñun ñu ne ci suñu programme li ñu gëm lu ñu fonk dañuy jàpp ne gouverner c'est prévoir kon la ñu yore du suñu moomeelu askan bi la ñu ne bu ñu yàlla mayee ndam suñu jiitee lépp lu ñu diggee dinañ ci ànd ak askan bi réaliser ko fépp fu ñu ci am difficulté dinañ dellu siwaat ci askan bi xamal leen ne kat lii ak lii ñoo ko digg woon difficulté bii ak bii ak bii lañ ci am. ci wàllu sécurité ñu ne commune bi dafa manque sécurité ci suñu programme démb lañ jóge cité Mamel ak Asecna quartier yoo xam ne à l'instant 2022 ba léegi dañu am problème électrification ñu ne loolu dinañ ko saafara buñ ko saafara ba pare nous sommes à l'ère du numérique ñu am ci wàllu sécurité programme bu ñu tuddee la digitalisation des ménages des maisons chaque kër dinañ ko enregistrer en collaboration avec les délégués de quartier képp ku luyee nit le bailleur da nga am droit am l'obligation dem enregistrer que à la gendarmerie en collaboration avec les délégués de quartier dinañ mën a contrôler quartier bi ci wàllu sécurité toujours nee nañu oto yi yàqu yu nekk ci quartier yi fépp foo xamante ne nit mën na fa làqatu suñu indee lumière ba pare dinañu fexe ba quartier yi ñu raxas leen lépp lu fi doon lëndëm lépp lu fi yàqu lu ñu fi tegoon ñu mën ko fi jële pour quartier yi set wicc ci wàllu santé am nañu suñu ambition première mooy ramener l'hôpital de Ouakam suñ ci jógee cité avion dinañ leen tabaxal centre de santé en fonction de leur population mu nekk la santé de proximité yenn cité yi li mel ni Mamel ak Asecna dañ leen tabaxal aussi ay postes de santé ñoom ñëpp mu am lu ñu tuddee santé de proximité wax nañu ne aussi su soobee yàlla chaque année dinañ jël lu mat 50 millions def ko don de médicaments pour des consultations gratuites ici à Ouakam si wàllu éducation ci suñu programme ñu ne bu ñu yàlla mayee ndam Ouakam école yi yëpp benn doxatul école yi yëpp a yàqu ñu ne chaque année dinañ jël 50 millions ci suñu budget jagleel ko fourniture scolaire pour les élèves suñ jógee ci loolu dina am aussi dotation d'ordinateur pour les écoles réeréwuñu mbir ne
écoles yi am na loo xam ne ça ressort de l'État mais mairie moo war a def suivi bi ak accompagnement bi surtout toilette wok école publique yi nekk Ouakam yëpp nañ leen defaraat suñ ci paree ñu wutal xale yi ay subventions ak ay prix des meilleurs élèves de la commune yooyu yëpp am nañu yéene indiwaat ko pour suñu commune bi mën a soppeeleku. ci wàllu sport ma ñëwaat si tuuti fii ci Ouakam suñu yàlla mayee ndam chaque année dinañ jël 20 millions jagleel ko à la zone au mouvement navétane 17 millions yi au 17 ASC chaque année ASC bu ne di nga am 1 million suñ ci jógee jël 3 millions jox ko zone bi muy 20 millions pour le mouvement navétane. les clubs union sportive de Ouakam ak AS Deggo ñi nga xam ne ay club fañoo lañ ci réew mi commune bi dañ leen aussi di jox subvention annuelle. suñ jógee ci loolu bu ñu yeesalee loolu yëpp nag am na ci suñu programme lu ñu tuddee les mercredis de Ouakam mooy borom xam-xam ñu dëkk ci commune bi ñu ne soo buggee def tey plan d'urbanisme wala plan d'aménagement wala programme bu mënti doon ci commune bi am na ay borom xam-xam yu màcc yu nekk ci commune bi dañ leen associé wax leen suñu vision la ñu bëgg a def ci commune bi ñu ñëw di leen consulter di boole seen xalaat ci suñu xalaat ñu mën a am lu ñu tuddee un programme participatif ici à Ouakam. xëy na mën nañu wax lépp mais de manière ramassée rek la ñu wax si wàllu pêcheurs yi comme dëkkul pêcheur la aussi suñu yàlla mayee ndam si quai de pêche bu Ouakam dinañ assurer la subvention des moteurs en collaboration avec l'État du Sénégal. les courses de pirogue dinañ dellu siwaat parce que ñun dañ gëm ne dëkk bi dañu war di animer dëkk bi dans le bon sens. bu loolu yëpp jeexee ñu ne fii Ouakam suñu yàlla mayee ndam li ñuy njëkk a def dinañ def état des lieux mooy commune bi luñ fi fekk xamal nit ñi ne à Ouakam bu ñuy ñëw lii ak lii lañ fi fekk loolu pour lan la pour rassurer les populations won leen ne pare nañu aussi jour bu ñu fiy jógee ñu won nit ñi ne lii lañ fi fekkoon lii lañ fi bàyyi parce que suñu vision nekkul nekk maire def enrichissement illicite moo tax ñu ne maire waroo nekk milliardaire maire suñ la falee dañ la fal pour askan bi noo ko manti mu amee ñun nekkuñu ak maire yoo xamante dañ leen di fal ñu jël li mbooloo bi ñëpp bokk ñu moomale ko seen bopp si tubaab loolu la ñuy tuddee enrichissement illicite wala détournement de deniers publics boo ko manti jaaree rek du sa moomeel moomeelu askan bi la nekk ay combat yoo xamante dafa ñor suñu coalition ñor ñu bokk si suñuy projet moo tax fu ñu dem dañ koy daal di porter ay gaz yoo xam ne dañ koy jox population bi xam ne suñu engagement la te bu soobee yàlla dinañ ko respecter. de manière ramassée mën naa ne xëy na programme bi suñ ko doon wax fii la ñuy fanaan secteur bu ne am nañ ci yéene mais loolu yëpp soo ko boolee moom la ñuy wax ne bu ñu yeesalee dëkk ba pare ñu tabax dëkk bi def Ouakam la plus belle ville du Sénégal. may jeexal di remercier ñëpp ci seen teewaay les femmes comme ni ma ko waxee saa su ne suñu contrat social avec la société ci seen loxo la ngeen lañ ko teg damay naan ne fépp fu may dem les femmes ñooy garantir suñu contrat social avec la société. di mujjaat si IMSEC aussi di leen naan tous nos remerciements ci seen accompagnement di wax ne kontaan nañ bu baax a baax ci seen teewaay di wax ne ni ma ko waxee woon si njëlbeen dinañ fexe ba li ngeen fi joxe ñu sàmm ko mu mocc ay mu dem ci ay loxo yu baax ba suba boo leen fi dellusiwaatee ngeen gis impact bi dans la société ngeen xam ne ay jigéenu Ouakam ngeen di leen gis ñuy dem ci foire yi ngeen di leen gis ñuy dem ci yeneen di fi defar ay édifice public ngeen xam ne li ngeen fi joxe woon kat moom lañ liggéeyee ba mu jur lii. ñu ngi leen di remercier di leen sant di leen gërëm. 100 millions de francs CFA dafa leen mel waa IMSEC ak Victor Saga Diouf Pape Mariam Abdoulaye